jërëjëf dal leen jàmm ci suñu jotaay le point corona ci télévision Futur Média ñu amati mbégte ñëw ci suñu jotaayu tey fas yéene jàngat jàngoro ji nga xam ne moo nekk ci biir réew mi depuis le 2 mars premier cas bi ñu ko gisee ci biir réew mi ñu jàngat ban jeexital la am ci suñu dundin ci suñu nekkin ci koom-koom suñu jëflante ak bitim réew yooyu yëpp dañ koy faral di jàngat tey nag dañoo nekk ci fanweeri fan ci weeru avril bu ñu xëyee ci ajjuma ji mooy doon 1er mai 2020 1er mai nag fu ko xel yi waxee fu ñu ko waxee xel yëpp dem ci liggéey ndax moom la ñuy wax fête internationale du travail bu ñu ko waxee travailleurs yi ñoo tax ñuy wax kon liggéeykat ak liggéey la ñuy féete ci bu ñu xëyee ci ajjuma ji muy yemook nag situation bi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi defe naa du Sénégal rek amul fenn foo xamante ni defe naa nit ñi tal nañu célébrer fête du travail ci atub ren ji Sénégal nag am na noo xam ne noonu la ko fas yéene taxawoo mënuñu woon a am gan bu weesu wala bu gën a yeey ci waxtaanee bés bi bu dul ministre du travail monsieur Samba Sy ministre du travail du dialogue social et des relations avec les institutions ñu ngi lay dalal jàmm. maa ngi lay nuyu Ablaye di nuyu mbokk mi di monsieur Fall di nuyu mbokk yi ñuy seetaan dañuy déglu ñëpp. feggoo ci waxtaan wi ak yow Touba Fall ci lu gàtt rek di expert en gestion des ressources humaines nekkoon fi directeur des ressources humaines bu Port Autonome Dakar di consultant en ressources humaines et organisation des ANS Touba dalal jàmm. ñu ngi lay gërëm Ablaye di la sant di la gërëm ci invitation bi. feggoo ci waxtaan wi ci jokkoo ci xeetu xam-xam yu xarala yi ñu nit loolu jàngat la ci ñun parce que daawuñu ko def waaye feebar bi wane na ni am na jéego yoo xam ne mën nañ koo def bay jokkook nit ñi fu nekk ñuy waxtaan ak ñoom Ndongo Camara est-ce que yaa ngi ñuy dégg mooy suñu gan en visioconférence expert comptable Ndongo Camara dalal jàmm. waaw maa ngi lay fay maa ngi lay dégg bu baax maa ngi nuyu ñëpp di nuyu nit ñëpp di seetaan. maa ngi nuyu ñi nekk si ñi ma bokkal plateau bi. waaw xam naa ni añ nga ba pare Camara moo tax nga gën maa mën a déggee ñu ngi lay dalal dinañu ñëw léegi ak yéen ñu njëkk wax leen rek ni waa Kër Docteur def nañu situation bi nga xam ne jàngoro ji foofu la toll fii ci biir réew mi ndax wax naa leen ko jàngoro ji mu ngi fi dugg le 2 mars bi ñu xëyee tey wax nañu ni def nañu lu ëpp 1000 tests gulet tests yi ñu dem ci lu ëpp 1000 tests. bi ñu ko génnee am limu lu tolloog juróom fukki nit ak juróom-ñeent yoo xam ne doomu jàngoro ji feeñ na ci ñoom tey yokk ci li nga xamante ni kon moom moo fi nekkoon doomu jàngoro ji bi mu duggee ci Sénégal ak léegi jot naa dugg 933 personnes juróom-ñeenti téeméeri nit ak fanweer ak ñett yàlla nag mooy def tey mu ngi ciy def jàmm ndax lu toll ci ñetti téeméeri nit ak fanweer ak ñeent jot nañoo wér ba ñibbi seen kër tey li nekk ci loxol Kër Docteur bari na nag toll na ci juróomi téeméeri nit ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñuy toppatoo seen wàllu wér-gu-yaram di leen lijjanti waaye dañuy wax ni booy bëreeg nit mu lay song léewatoo bi yàgg te moom mooy avancé boo moytul mooy am ndam feebar bi mu duggee ba léegi amul bés bu mu delloo ginnaaw moo tax ñu leen di fàttali ni li ciy musal askan wi di ci musal ñëpp ku ne mën na ko du feebar boo xam ne dañu naan borom daraja yi ñoom monsieur le ministre mën nañ cee mucc ndax seen poche diis na wala yooyu déedéet li ciy musal nit ku ne mën na ko raxas say loxo ba mu set wàññi say yitte ci biti boo amoon juróomi soxla nga boole ko def ko benn soxla dox ko ñibbi sa kër toog jàpp sa njàmbur ñu yokk ci sax ne masque yi am na njariñ lool kuy dem ci mbooloo waay solal masque ki sol masque dana musal ka mu jàkkaarlool bu jegeeg moom lu yées mètre ñuy fexe di sorente suñu plateau gis ngeen ko mënoon nañoo am monsieur Camara mu nekk fii ak ñun waaye xat-xat bi la ñuy bañ jegeyantoo bi la ñuy bañ ñu ngi ci distance yu réglementaire yi kenn du lor sa morom ñi am mbégte nag bu ñu ñëwee ci suñu jotaay monsieur le ministre du travail bu ñu la doon cokkaas dañu naan xanaa day fête du travail yu ren bi mooy bi gën a dal bi nga xamante ni nii xëy na doo dégg syndicat yëkkati jàmbat duñu marche remise de cahier de doléances defe naa du gouvernement bi sax moo ko wax waaye ñoom ñoo am seen njekk bu rafet ne jéggal nañu leen ren joxe cahier de doléance bi est-ce que am na ci seen diggante waxtaan boo xam ne dana mën a màndargal quand même 1er mai bi monsieur Samba Sy. dolli di nuyu di wax ne bu dee fête du travail bii ren
am na melokaan boo xam ne bu yees la bu tax ñoo xam ne doo ko nirole lu ëpp ak yi ko jiitu du ci fànnu dal bi ndax dal nag am na lu mu tekki lu xóot mu des na jàpp ne ci waxtu yu nekk ak li nga tudd wane ko dal moom xaw na desandi dëgg la waruñu jànnaxe waruñu tiit ba ñàkk xam lu ñuy war a def waaye jaadu na ñun ñëpp ñu firi suñuy nopp teg suñuy gët bàyyi suñuy xel si jafe-jafe bi nga xam ne ca lañ nekk buñ ko defulee ni ñu ko tuddee saafara ko day jafe donc jàpp naa ne liggéeykat yi ñoom seen bopp ci waxtu wi ñu toll di wax ñuy fêter 1er mai defuñ ko ak dal xanaa kay dañu jàngat li jamono ji laaj moo tax ñoom ci seen coobare bopp ñu ne balaa nga naan naam ne fa waxtu wi lan la laaj ci seen gisin du dajaloo du ay festivité du puukare du sax yëkki ay ñaxtu di ko jébale ci njaatige yi ci seen wax ndax jokkoo naa ak ñoom ndax dañ ko laaj dañu ne waxtu wi lu mu laaj mooy ñu def benn dànk ñun waa réew mi jéem a jox mbas mi wuyu bi nga xam ne moom la laaj ñu defandoo ko bu ñu fexee ba jàll loolu nag bu soobee yàlla ci leen yoo xam ne waxu biir néeg la ñu continuer di ko wax donc fête bi nekk na fête bu xaw a atypique bu wute boo xam ne ñu ngi koy def avec gravité jox ko nag dalwaayam yëpp. ànd na ak jaajëfal leen am déet. ñoom liggéeykat yi démb ci ndaje bi nga xam ne conseil des ministres am nañ ko ci kàddu bu njëkk bi nga xam ne président de la République moo ko yëkki nuyu na ci liggéeykatu réew mi sargal na leen jaajëfal na leen bu baax a baax du rek caagin taxawaay bi nga xam ne am nañ ko tey ci mbas mi daf leen sargal nuyu leen félicité leen ci xam bi nga xam ne xam na ko moom di président de la République ne liggéey moom moo tabax réew àddina moom mooy nit Ablaye bu ñu laajoon lan mooy nit bu la neexee nga wax yaa ngi koy fàttaliku ne nit mooy ki nga xam ne mën na yëkki kàddu wax ñu dégg ko mën nga ne nit mooy kooku am xel muy tam lu wër waaye nit mënees nañ ko ràññee ci moom mooy jëf ju ànd ak xel mu soppi li ko wër fexe ba indi loo xam ne dafa am njëriñ am jeexital naanam nan la ñuy xamee ne ay doomu aadama nekkoon nañ ci benn bërëb gaagaa nekkatuñ fa sax ndax ay at yu bari daw nañ boo ñëwee di nga gis seen jaar-jaar yooyu liggéey bi nga xam ne amoon nañ ko moom moo ko fay bàyyi liggéey moom moo tabax àddina liggéey moo yor réew président bi nga ko xamee jaajëfal na suñu travailleuru réew jaajëfal leen nag yokk si seen taxawaay rafet na ci mbas mi. monsieur le ministre dafa di 1er mai bi li mu tombeel mooy naka jekk sax at mu jot weer wu dee bu avril bi weer wu dee bi xëy na mën na jural ni njàqare ci feebar bi ni nga xam ne duggee na ko ci biir réew mi activités yi yu bari taxawoon na naam xool nañu sax ci dayo bi ak luñ ci mën a yëkkatiwaat ba xëy ne am na yu ci reprendre waaye pas ci dayo yi nga xam ne ni moom lay nekk à 100% terewul am nay gàllankoor ci wàllu liggéey président de la République ci programme de résilience économique et sociale bi nga xam ne yëkkati na ko bu weesoo ndimbal li nga xam ne bëgg nañu indil ko entreprise yi jëm na ci ne njaatige yi liggéeykat yi day bëgg naa ngeen jàppal ma leen bañ leen a yewi donte amoo leen activité donte activité yi wàññeeku na ngeen bañ leen a yewi bañ leen a yóbbu chômage te fay leen est-ce que am ngeen évaluation boo xam ne def nañu ko ci jàpp ci weeru dee wi ci njaatige yi nangul nañ leen loolu am déet ak est-ce que dinañ ko def cib dal. waaw fan lañu jot a toll weer wi daanaka day doog a dee tey la fanweeri fan. ci weeru mai. am na ñu doon jiital nag payoor bi. waaw am na ñuy jiital payoor bi fan lañ ci toll ak ban retour d'information lañu am baax na ñu ne waxtu sangam la ñuy waxee ci waxtu sangam fii lañ ci toll. fàttali nga ko xët bi nga xam ne président de la République njëkk na ko jël gannaaw loi d'habilitation mooy ordonnance bi jiitu. ordonnance boobu mooy ordonnance bi nga xam ne day fësal yéeneem bi mu am pour liggéeykat ñu fexe ba mu bañ a ñàkk liggéeyam ngir pandémie bi. mu ne
lépp luy niru licenciement boo xam ne dañ koy teg ci contexte su pandémie bi da koy daax. mu yokk si yaa ngi koy wax tam nee na bu mun tey ñàkk ba nga xam ne entreprise bi tourné wul ndax am na ba nga xam ne liggéeykat bi foofu bu fa demoon sax du am lu mu def mu ne bu fekkee dañuy yóbbu liggéeykat bi ci li ñuy naan chômage technique dañ koy continuer encadrer chômage technique boobu jox ko ci payoram téeméer bu nekk ñu jox ko si lu mu tuuti tuuti juróom-ñaar fukk. 70%. 70%. loolu daf ko wax ci lu leer. nga ne nag fu ñu ci toll tey. ban retour d'information man de ministre du travail ba waxtu bi ñuy waxtaane jotuma for nopp ne am na bërëbu liggéeykaay boo xam ne ne nañu liggéeykat yi dem leen dañ leen di toog mbaa boog dem leen duñ leen jox dara léegi nag kenn réerewul mbir ne bu addina tënkoo bu réew tënku maa ngi essayé wax ci suñu làkk confinement bi ndax nag confinement bi li mu njëkk laal mooy réew yi la ñu confiné tax na avion yi dematuñu mbaa boog dematuñ liñ doon demee yeneen waruwaay yi noonu tam loolu bu amee ñu ne ci biir réew mi tam dem ak dikk bi dañ koy wàññi bu baax a baax déjà loolu rek daf ñuy may firnde ne ñi doon liggéey ci mbir yooyu seen liggéey wàññeeku na bu baax loolu bu amoon dafa am ay bërëb yoo xam ne fa la ñuy dalal ay gan leen fay dëkkal fekk ne ñoom dañu ñëw ci mbir yu mel noonu ñu naan ko hôtel hôtel itam ndax de comme kenn demul dikkagul kenn ganewul kenn dañu ne ku nekk toogal sa kër seen doxalin wàññeeku na bu baax a baax bu dee taxawul carrément hôtel bu taxawee lekk bi nga xam ne da ko doon gunge moom tam xel mën na nangu ne day bloqué loolu lépp bu amee la restauration bu bloqué effet induit yi muy am maanaam njeexital bi muy am ci mbay mi mu sori ci napp bi sàmm bi ñii yar ginaar sax te nekkoon seen chaîne de distribution ci lu gàtt feebar bi ñu toll nii am na gàllankoor ci bërëbu liggéeyukaay yi am na gàllankoor donc nécessairement ci liggéeykat yi waaye nag malgré tout président de la République li mu wax loolu la entrepreneur yi ñi ci jot a waxtaanal ne dinañ ci xaar seen tànk tubéy liggéeykat itam saluer nañu mesure boobu mu am benn genre osmose maanaam déggoo boo xam ne am na ci réew mi bu ñu gënee xuus ci waxtaan bi mën nañu évaluer au total ci fi may wax ak yow ci waxtu bi jotaguma xibaar ne am na kenn kuy xëy bërëb ñu naan la duñ la jox dara jotaguma ko. mais rapidement ci xam nga amoon na quand même laata loi d'habilitation bi nga xamante ne nii njàqare amoon na ci transport aérien bi bërëbu hôtel yi parce que moom la ñu gën a bàkk ni ñoom ñoo ci gën a tumuranke ndax ñoom dañoo tëj faf c'est vrai que ñu bëri libéré woon nañ seen personnel xëy na it ay contractuel la mais mesure bi nga xam ne nii président de la République wax na ko ci wàllu wi nga yore muy wàllu liggéey bi te ñu xam xeetu liggéey bi am fii Sénégal c'est-à-dire ci ñi nga xam ne nii légalement déclaré ñuy ci xaymakat jàppee ko ci 300 000 bu dul loolu tam nga wax ñu ko ci population active boo xamante ne nii jàpp nañ ne ay millions et millions la est-ce que directive boobu dafa muuraale ñëpp wala dafa yem ci rek ñi nga xam ne nii ràññee nañ leen xàmmee leen njaatige yëpp mën a taxaw ne la lii kii ak kii moo fi liggéey parce que koo xam ne nii binduñu la aussi est-ce que loolu du difficulté supplémentaire après dinañ ci gën a xuus quand même. waaw Ablaye mën nañ ne bu fekkee ne dégg naa sab laaj. ci wàllu liggéey bi. du ñàkk liggéeykat boo xam ne daanaka moom mooy xëyal boppam te waxtu bi fexe def ba nga xam ne dootul mën a wéyee ni mu doon wéyee maanaam am na li ñuy naan liggéeykat boo xam ne vraiment wekkuwul ci kenn indépendant la sa laaj bi bu fekkee dégg naa ko day wane ne. li ëpp ci suñuy koom ñi ciy jàpp bari na ci boog ñoo xam dañ nekk secteur bu ñu ne informel. loolu am na waaw bu fekkee ne man Samba maa doon xëyal sama bopp ordonnance président de la République naka laa koy appliquer sama bopp bu dee laaj bi loolu la xam nga kooku moom atteem defe naa ne mën na gaaw li ñuy wax mooy. kooku luy atteem. ki nga xam ne da doon liggéeyal boppam. di xëyal boppam. liñ ci mën comme doomu réew mi la. lépp loo xam ne mu ngi tox di dem ci waa réew mi nañ fexe boobu xam nga mesures yi dañuy waxtaan ne mbiru travail moo tax ñu duggee ko ci pàcc boobu waaye plan global de résilience économique et sociale la tudd. am na si fànn boo xam ne day dooleel secteur ministère de la santé parce que gis nañ ne dafa laaj ñu ngemb bu baax a baax ci bërëb boobu. am na ci loo xam ne dafa jëm si doomu aadama yi ci ménage yi ci kër yi.
parce que gis nañ ne soxla bi mu ngi foofu bu baax a baax ndax tënku bi am na ci loo xam ne dafa jëm ci entreprise yi ak liggéeykat yi am na ci yeneen i fànn tam boo xam ne mënees nañ ko si ñambaas parce que ci waxtu bi ñu nekk tam foog ñu xalaataat bu baax a baax naka la ñuy fexee ne ba gën a siggi bu lii jàllee donc schéma d'ensemble la boo xam ne ay pàcc-pàcc la am na ci sax wàll woo xam ne dañuy xool ñi nga xam ne ñooy assurer sécurité nit ñi di taxaw guddeeg bëccëg ñooñu tam na ngay fexe ba ñu mën a am taxawaay bi war ci mbir mi donc c'est un tout n'est-ce pas plan bi dafa am nag ay pàcc yoo xam ne dafa impliqué donc koo xam ne affaire bi laalu la plan bi laalu la ci wàll wi mu ne sañ jàpp ne xanaa ci beneen wàll du ñàkk mu laal la ki nga xam ne xëy na xëyalul boppam waaye da doon xëy di fayeeku te loolu vraiment am na aussi ci réew mi xëy na li ñuy wax mooy liggéey bu amul contrat mais liggéey la boo xam ne nii nit ki weer wu dee am na lu ñu koy jox xëy na tënkuwul ci këyit tënkuwul ci lu ñu bind ñooñu ñëpp tey dañuy doxal économie bi te nangu nañu ko secteur informel aussi nangu nañu ni day mooy 90% la ñenn ñi wax ñenn ñi sax gën koo yokk ci ñiy xëy ci biir réew mi ñooñu naka la ñuy def ba mu ruus ba yegg ci ñoom parce que seq nañu ak njaatige ñoom tamit. xam nga sànq bi ñuy waxtaan nga di ma daal ma di la gërëm si loolu yaa ngi ma doon wax ne njeexitalu suñu jotaay yu mel nii mooy non seulement waxtaanee li nekkat ne jon mais tam jëlee ay jàngat. yoo xam ne ñu may ñu seqi ay jéego. en tant que nation naa ko waxee noonu. muy loo xam ne lu am solo la. xam nga am na benn mébét boo xam ne at yi yëpp ñu ngi ci mooy naka la ñuy fexe ba li ñuy naan secteur informel ñu formaliser ko même bu dee barbarisme sax bay moom moo waxee ko noonu. maanaam naka la ñuy fexe ba li ñuy naan informel ñu jekkal ko defar ko ndax lan ndax li ñuy dund nii wan nañu bu fekkee ne xamuñ ko woon waajtal sa bopp lu muy jëriñ. booy xool ki nga xam ne day liggéey ñu déclaré ko mu am loo xam ne dañ koy jëlee ci payoram moom ci boppam. leen loo xam ne njaatige moo koy jël loolu lépp ñu dugal ko ci benn gafa teg ñu naan sécurité sociale la lu muy jëriñ. loolu mooy may Ablaye ndax addina day dox kattan day wàññeeku liñ la yàlla may tey joxala ko définitivement da la ko abal boo demee ba egg fenn si jamono yàlla dënk la bàkkan nga war a xaw a dal te noppalu. nga am loo xam ne dañ ko dundee te doo sonn muy retraite waaw est-ce que loolu ki nekk ci yenn bërëb rek moo ko aju. leneen balaa sax retraite ndax addina moom dafa gaaw wëlbatiku feebar dafa am tudduma bii. dans la vie de tous les jours. dafa am ay feebar ak ay gàllankoor yu gaaw est-ce que nit ki liggéeykat bi nit ki de manière globale soxalwul mu am loo xam ne da koy may kiiraange boobu bu mënatulee bu ko dara jotee. mu am lu ko dékkoo loolu mooy li ngay teg tam pour au cas où am nga ay gàllankoor nga def ko booy seet ci politique président de la république loolu yemul sax ci liggéeykat yi ñu ngi koy jéem a xaw a gën a yaatal pour daal jéem a amal kiiraay doomu aadama yi léegi nag defe naa li ñuy dund wal nañu ne te ñun ñëpp ñu war si jël jàngat que war nañu gën a gaaw fexe ba formaliser suñu secteur bi ñu naan informel la. Touba Fall dafa am yoo xam ne fallait que ma ñu wax ci ak ministre pour camper li nga xam ne ni moom la ñu bëgg a waxtaanee dafa di plan Sénégal émergent ci fànnam yu bari ci ñaareelu phase bi dafa bëgg a delloo l'humain au centre de tout c'est-à-dire jëmmi nit Touba Fall expert en gestion des ressources humaines fi ma bëggoon a ñëw ak yow mooy yii ñu junj ak monsieur le ministre wane na ni lu ci bari diggante nit ak nit la te xëy na bu ci jógee dara dootu ci des bu ñu mayantewul njekk bi dem na ci entreprise 1er mai bi li ci feeñ mooy xëccoo amu ci diggante syndicat ak njaatige loolu moo mës a déterminer relation sociale ci biir entreprise est-ce que Sénégal ci ñiy yëngatu ci wàllu management des ressources humaines parce que baat bi léegi loolu la sax parce que jàpp nañ ko gestion la rapport humain yi est-ce que rapport humain yi évolué na fii ci Sénégal de telle sorte que bu ñu jógee ci lii ñu mën cee am jàngat boo xamante nii ngëneel lay doon pour entreprise ngëneel lay doon pour nekk ni doomu aadama yi ci biir entreprise ak it soo amee ay considération ci yii nga xam ne ministre bi wax na ko. jërëjëf Ablaye maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem liggéeyatu këru TFM di leen gërëm ci invitation bi di dolli nuyu ministre Samba Sy di ko jox wàccuwaayam di fi toogal turu
banqaas bu ñuy wax association sénégalaise des professionnels des ressources humaines. ku ñuy wax Ibrahima Mbaye jiite ko. mu doon suñu président boo xam ni mbas mi da koo fekk Paris. ba fi ñu toll nii ma nga fa tagga témbe. Mbayeen la mën nañu ko fa bàyyi ba ci kanam. suñu xalaat yëpp mi ngi ci moom ñu koy nuyu. mais c'est vrai. di nuyu booleem membre association bi mu doon association bu am solo. Ibrahima Mbaye nekkoon jusqu'à récemment directeur ressources humaines. nekkoon directeur ressources humaines IPRES. di nuyu booleem membre association bi teewal leen fii pour ngir waxtaan ak yéen ci ponk yi ma laaj ma sawar ci lool ndax dañu doon banqaas boo xam ni dañuy def li ñuy wax xel-xel yi am nañ kuréel yu bari am na ñuy wax ay café RH samedi bu ne dañuy daje di discuter di waxtaan di xool maanaam mesures yi ñuy jël ci réew mi ñun nuñ ko gisee mu doon daal kuréel gu am solo xam naa xëy na ñu bari xamuñu ko waaye samedi bu ne dañuy faral di gisee di waxtaan di gërëm monsieur le ministre di ngir tontu ci laaj yi ma laaj maanaam bu ñuy wax management des ressources humaines mën naa wax ni gestion bu ñu nee gestion dafa am ay banqaas yu bari day am gis-gis bi lalu ci li ñuy wax organisation nan lañ koy organiser fekki nag li ñuy wax lépp loo xam ne ci xeetu lu ñuy gérer nit la ànd ak xarale yu bees yi donc gestion la loo xam ni dafa mbooleemu science de gestion mën nañ ko wax finance comptabilité ni ñuy gérer noonu la ressources humaines amee maanaam fi mu toll ci réew mi nag des na lu bëree bëri ndax boo seetloo entreprise yu ci bëri ñu ngi toll ci fi ñuy wax gestion administrative du personnel maanaam ay gérer payoor ay salaire ak yooyu maanaam liggéeyal ma fay la jeex maanaam liggéeyal ma fay la ay contrat ak yooyu te gestion des ressources humaines dafa doon xam-xam boo xam ni day maanaam day jiitu sax jamono ndax dañuy wax prospective boo jëlee lu mel ni gestion prévisionnelle dañuy xalaat sax lu ñëwagul lu mel ni mbas mi su ma nee la xalaat nañ ci ba maanaam ci référentiel des compétences dañuy jéem a xalaat sax nit ki su lii ñëwee nan la war a taxawee mel ni dafa doon xam-xam boo xam ni am na jumtukaay yu bari yoo xam ni malheureusement yeggagul fi mu war a yegg ci suñu entreprise yi ba nga xam ni yu mel nii bu xewee entreprise boo xam ni tegoo woon banqaas yu mel noonu doo xam nooy taxawee moo tax ci ndoorteel mbas mi ñu ci bëri dañoo jaaxle xamuñu fu ñuy teg seen tànk waaye si suñu kuréel am nañ loo xam ni képp koo xam am na looy laaj di nga laaj ñu lay jooyanti mu doon kuréel bu ubbeeku boo xam ni wax dëgg yàlla taxaw nañ pour accompagner les pouvoirs publics. ci jiixi jaaxa bi am ci liggéeykat yi ci ne activité bi wàññeeku na ralentir na boo moytu sama njaatige dana ma libéré président de la République mujj ñaan pour ñu bañ koo def ba fi mu toll nii ci loolu la ñu tënku c'est-à-dire planification management de ressources humaines lan la waroon mën a permettre pour yenn situation yi nga xam ne nii peut-être njort rek lañ ci am mu bañ a nekk. waaw pour mu bañ a nekk dina jafe parce que damay wax ni maa ngi ci xaatim sax benn kayit les plans stratégiques à l'épreuve du coronavirus ndax boo xoolee plan stratégique yu bëri dañ ko tënk di xalaat lii su amee lii la ñuy def waaye tey mbas mi ñëw na mbas ñu daanaka ñun ñëpp. ba nga xam ni réew yëpp daanaka ñoo jëlandoo les mêmes mesures ñii dañuy tëj seen frontière ñii tëj seen aéroport ñii arrêté transport donc dafa bett daanaka ñu bari. waaye taxawaay bi ñu ci war a taxaw ñuy rafetlu au passage mesures yi pouvoir public yi jël muy mesures yu am solo yu am solo. maanaam nag olof day wax ne lu la bett man la mesures yi ñu jël mesures yu baax la waaye démarche bi pouvoir public yi jël dafa am solo parce que démarche graduelle la maanaam bis bu ne ak la cay xew. su ñëwee rek bu amee lu bees nga jooyanti. defe naa état du Sénégal ci taxawaay boobu la taxaw. may ci dolli ni ca ndoortal mbas ma bi ñu gisee président di recevoir acteurs yu bëri. ñun sax bind nañ ab leetar waaye xam naa da cay jotut. da ngeen bëggoon ñu recevoir bëggoon ñun ñu contribuer parce que dama jàpp ni guerre la ñu wax guerre bu amee. ku ne da nga am taxawaay boo war a taxawee comme ñun suñu xam-xam dafa màcc ci loolu mu doon association bu am solo boo xam ni ñu am xam-xam ñi ngi ci xam-xam yu xarala ñu bëggoon ñu ni tënk suñu gis-gis. daal di koy
boole ci mbir mi. ci ñaar ba ñett boo doon confronté programme de résilience économique et sociale bi bu loi d'habilitation bi lu ñu ko wax waaye ordonnance bi nga xam ne ni jël nañu ko bu njëkk bi. ci sàmm liggéeykat yi. ak seen wàccuwaay ci seen liggéey ndax liggéey boo gis aussi weer wu deewee tax ñuy wax. loolu sàmmin bi mucc na ay pour yéen wala déet. waaw. sàmmin bi ci ñaan njaatige yi ne wax dëgg fa yàlla xaw wàccoo leen ak. payoor bi weer wu dee est-ce que yomb na pour def ko ci boo xamee ni njaatige yi mën nañoo ne man kat activité bi wàññeeku na la ma leen waroon fayee ci li may liggéey laa koy jëlee te gannaaw liggéeyuma lu bari xëy na dana ma jafe lu mën a nekk la am déet. mën naa nekk ndax li may waxee ndey ji réew njaaxanaay lay tëddee njiitu réew mi dafa jël ordonnance boobu ngir défendre travailleur maanaam liggéeykat boo xoolee liggéeykat bu ne am na lu mat. ku ci ne lu mat fukki nit ñu aju ci yow donc loolu moom waru garam la en tant que njiitum réew mu def ko ci benn fànn bi ci des monsieur le ministre wax na ko teg na plan de résilience économique et sociale pour dimbali entreprise yi ñu mën a sàlloo ak loolu li ñu leen sas ndere metti na parce que boo doon am téeméer nga xëy am ñaar fukk lu jafe la kenn mënu ko woon xalaat ci doxinu jamono waaye nag programme yooyu ñu teg mën naa dimbali entreprise yu bari dafa am nag secteur yoo xam ni ñoom la mbir mi gën a laal donc mënul ñu ko gisee benn gisin ci secteur yëpp moo tax approche graduelle bi ñuy wax lu am solo la am secteur yoo xam ne ñoom la mbas mi gën a laal yi ci des yaakaar naa ni ci fan yi ñuy ñëw monsieur le ministre ak ay conseillers am danañ gën a joyanti au fur et à mesure. fan nga bëgg ñu jubbanti yow fan nga bëgg ñu jubbanti mu tontu ci. li ma gis sama xalaat lay wax ci 70% yi ñuy wax dafa am ci mbirum gestion des ressources humaines li ñuy wax mécanisme de dialogue social. mécanisme de dialogue social boobu waroon nañ bàyyee acteur du dialogue social ñoom ñu discuter maanaam ñu fixer benn minima ak benn maximum boo xam ne secteur bu ne ni ko crise bi laalee du ñu tëb rek ni 70 dinañ mën. acteurs yi waxtaan ba juboo la ñu juboo ñu yeggee ko inspecteur du travail mu validé ko beneen bi ci des ci sama gisin mooy administration du travail boo xoolee article 65 du code du travail dañu prévoir chômage technique waaye bañ ko prévoir ca mise en œuvre ba kenn leeralu ko leeral boo xam ni day ne nii ak nii nañ ko defee. patron bi li lay warloo ki nga xam ne yóbbu na ko chômage mu mel ni li ñuy wax réalité économique daf ñu rattrapé ndax texte boobu tënk maanaam mbirum liggéeyin 97 la 97 ak léegi yi bëgg am ay fan mu mel ni mbas mi daf ñoo jàngalaat ñu xoolaat yu baree bari ci mbooleemu texte ak jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy liggéey waaw donc mu mel ni je pense que ñoom ñi ngi ci ay conseillers ñi ngi ci nguur gi mi ngi ci bis bu nekk jéego bu ñu dox ci mbas mi rek dinañ en concertation avec les acteurs ñu am yuñ ci jooyante yoo xam ni ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp ba nga xam ne mbas mi wax dëgg yàlla du metti ni mu war a metti. dinaa bàyyi ministre bi mu tontu boppam mais ñaari laaj directive présidentielle bi xam nañu ko défendre travailleurs xëy na moo tax mu jóg est-ce que yaakaaroon ne bu ñu bàyyi woon njaatige yi ku nekk ci sa biir entreprise nga def li nga tuddee dialogue social pour acteurs yi waxtaan souvent xam nañu ni muy demee aussi boo bàyyee njaatige rek muy waxtaan ak liggéeykat njaatige bi moom day jéem a wàññi liggéeykat bi day jéem a yokk te du souvent déggoo bi day jafe te dañoo nekk ci situation d'urgence boo xam ne xëy na waxtaan boobu est-ce que xajoon na fi pour entreprise bu ne doxalal boppam. non maanaam nguur gi moom da koy encadrer wax naa ko sànq su fixé minima par exemple ni entre 40 et 70 foofu la dialogue social bi di amee solo pour acteurs yi mais nguur gi li mu def loolu la war a def mooy travailleur bu ci nekk mu protéger la yiir sa njaboot ndax bu ñu bàyyoon ak employeurs yi seen sago ñu ci bëri xëy na mën nañu dem ba seen gis-gis mooy li ñuy wax variable d'ajustement sama liggéey doxatul kat naa ci profité wàññi sama moitié personnel
fekk sax ajuwul ci mbas mi. ci yeneen considération la aju. donc man jàpp naa ne nguur gi mesure yi mu jël baax li ci des nag mooy dafa am loo xam ne état moo koy tënk yeneen yi ci des mu bàyyi acteurs yi syndicats yi délégués de personnel yi patronat bi ñu waxtaan ci su ko defee buñ ci juboo rek ñu mën ko wéyal. monsieur le ministre maa ngi ñëw léegi ñu dem ci Ndongo Camara Ndongo soo ñuy dégg waaw ci wàllu mode de calcul yi est-ce que yomb na rek ñu tëb ne bon lii la ñu koy tënk est-ce que yomb na ci calculer bi sax ci 70% nañu ko jox salariés yi ak it yeneen dogal yi nga xam ne peut-être ministre bi mun na cee ñëw après soo waxee ba pare ci mesure d'allègement yi nga xam ne nii bëgg nañ koo dugal pour yombal aussi njaatige yi ci seen wàll pour mu bañ a diis ci ñoom yow mise en œuvre bi naka nga ko gisee. Ndongo dégguñu la de est-ce qu'on peut avoir le retour de Ndongo Camara sur le plateau waaw Ndongo ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi nuyu ñëpp est-ce que yéen a ngi may dégg. waaw ñu ngi lay dégg bu baax bismillah. waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi fii waa donc ONECA moo ma yebal pour ma mën a wax. au nom de l'ordre des experts comptables. donc maa ngi wax ci turu président Serigne Moustapha Ka. donc mise en œuvre bi lu ma ci mën a wax moom mooy ministre bi dégg naa ko lu ma wax ak suma natango. Touba Fall léegi lu ma ci mën a wax moom mooy ñun entreprise yi ndaw yi comme ñoom amuñu ressources humaines c'est-à-dire amuñu directeur ressources humaines baax na peut-être ñu jàng aussi ci crise bi bu rombee bon ñun expert comptable bi ñoo nekk ci terrain bi souvent pour di leen jàppale su ma nee entreprise bu ndaw mooy entreprise yi nga xamante ne moins de 10 salariés la ñu am. mooy fukki salariés la. ministre bi ñun toog nañu bon jël nañu mesure ci ordonnance bi daanaka mën nañ ñun ñëpp d'accord nañ ne day protéger salariés c'est-à-dire que da leen di protéger day tax employeur bi du leen mën a mu yeew rek mu bëgg leen dàq wala mais ñun mise en œuvre bi bu ñuy nekkee ci mise en œuvre bi parce que nekk nañ ci fin du mois te maa ngi lay dégg ngay insister beaucoup ci payoor bi ak mise en œuvre pratique li ñu nar a seetlu ak li nar a am parce que nag bon comme ñun nag ay hommes du terrain lañu. PME yi man parce que mënuma wax grande entreprise parce que grande entreprise dañuy am DRH dañuy am xaalis pour mën a peut-être des fois toog benn weer ñaar ñett. mën nañuy jiital ñoom sax waaw ñu mën a am voilà bu ñu déggee ordonnance bi ñoom dafa leen yamale c'est-à-dire dafa leen yamale moom mooy comme monsieur Fall lu mu wax sànq bu doon dañu bëggoon génnee ay nit fekk yeneen raison moo taxoon ordonnance bi day ñëw protéger salarié mais bu ñu ñëwee ci PME yi nga xamante ne amuñu sax trésorerie wu 15 jours man première fois bu ma gisee ordonnance bi dama xaw a tiit dama ne attention peut-être que lii article 65 bi ñu ko bindee woon avant dafa amoon benn esprit bu ci nekkoon et que ñi ko bind dafa amoon lu ñu xalaat parce que ñoo ngi jàpp ne chômage technique bu amee man li ma gëmoon loolu mooy li monsieur Fall wax c'est-à-dire ñu bàyyi dialogue social yi bàyyi acteurs yi ñu waxtaan ci benn minima ak benn maximum boo xamante ne 70 mooy nekk maximum bi ñu bàyyi benn minima boo xamante ne entreprise bu nekk secteur bu nga nekk ngeen waxtaan ci entre employeur bi ak salarié mais par contre li nar am moom mooy pour l'instant dégguñu problème mais problème dina am parce que ñun ci terrain bi employeur lu ñuy wax mooy la dinaa respecter loi bi parce que dañ ma ko teg te daan bi dafa diis joxuñu ma préfinancement c'est-à-dire joxuñu ma mesure d'accompagnement en amont pour bu ma mën a fay man depuis 4 ans maa ngi naan 1973 la ñu koy réformer code de la sécurité sociale te ministre baa ngi fi bu ñu génnee ci crise bi war nañ ci jàng leneen moom mooy ñun bëgg nañu mu am benn régime d'indemnisation boo xamante ne IPRES wala caisse de sécurité moo koy gérer pour mën a di permettre employeur bi nga xamante ne yow da nga nekk employeur amoo moyen ñu mën la permettre nga am benn cotisation boo xamante ne yi boo ameatee yow nga mën si puiser pour mën a di indemniser say salariés parce que li nar am moom mooy fin du mois bi ñu bëri dinañu defar seen bulletin de paie c'est-à-dire dinañu defar seen paie teg mais du ñu am xaalis bu mën a faj boobaa ils auront respecté la loi parce que defar nañu paie mais sortie de trésorerie bi tara wax mooy virement bi du dem te ñun loolu gis nañ ko ci terrain bi moitié wu PME yi tey amuñu lu ñu fayee seen salarié donc ils auront respecté les textes mais sortie d'argent bi narul am man su ma sañoon préfinancement caisse de sécurité sociale day am
inspection du travail validé ko ñu indi salariés yi ñu nekk yow de 10 salariés yow fukk salariés nga indi sa livre de paie nga ne chaque mois de yaa ngi fay 7 millions salaire ñu indi relevé d'identité bancaire wu 10 salariés nga am caisse de sécurité sociale génne fay xaalis bi ñu attesté ne yow ñoom fay nañu ñii jël engagement écrit bi comme parce que barki démb am na ay textes yu génn encore pour ñu ne bon loolu ci mesure fiscale yi la pour ñu mën la baal impôts yi dañ ne da foog nga jël benn engagement écrit boo xamante ne dañ koy valider par inspection du travail ak DGID waaw man jàppoon naa ne daal chômage partiel mën nga ko imposer employeur bi mais employeur wu PME yi daal métti na top ci ñoom gis na top ci ñoom 2 ou 3 semaines nelawuñu parce que équation 3 inconnues lañ leen jox équation bu métti géré te loolu vraiment foofu mesure bi pour grande entreprise yi am nañu trésorerie pour mën a fay 70% salaire mais petite entreprise yi encore une fois TPE yi parce que ñoom xam nga sànq yaa ngi wax informel parce que am na TPE ak entreprise yu ndaw yoo xamante ne ñoom ci formel bi ñu nekk. voilà ñoom en dehors de loyer ndox électricité dañ leen wax ne salaire charge fixe parce que dafa am ay activités yoo xamante ne salaire charge variable. bu activité wàññee normalement dafa war a nekk loo xamante ne dafa war a wàññee mais jàpp nañ ne nekk ci contexte boo xamante ne ñun ñëpp d'accord nañ ne waruñu dàq kenn. Ndongo suñu amee déggin ci li ngay wax. dafa mel ni da ngaa jàpp ni entreprise lu mu liggéeyul mënu koo jiital ci fay alors que directive présidentielle bi c'est vrai foofu la gën a jëm ci même bu fekkee ni activité bi wàññeeku na. ngeen góorgóorlu fay leen ñun li ñu leen di jàppale mu ngi ci kanam est-ce que foofu ngay waxee yow. waaw mais foofu lay waxee mais foofu day fekk da ngay gis employeur boo xam ne extra tey day dem jaay peut-être dem jaay oram jaay génne tontinam génne assurance bi pour ñëw fayloo parce que loolu la ñuy wax parce que directive bu ñu ko toppee dañ naan yow employeur même boo amul xaalis. lijjanti jël góorgóorlu pour mën a ñëw fay. dama lijjanti pour fay salaire. voilà parce que loolu la ñuy wax parce que boo xoolee ordonnance bi loolu la wax. mais loolu aussi. am na ñu mën a lijjanti am na ñu mënul lijjanti parce que dina am ñoo xamante ne dañu mën a dem génnee am na ñoo xamante seen xol dafa rafet seen xol dafa tax dinañ dem lijjanti. mais nag nañu sóoraale ki nga xamante ne aussi moom amul bien amul fu mu dem lijjanti ji du mën a dem lebi banque pour mën a ñëw fay salaire parce que loolu buñ ci boolee parce que ñun suñu génnee ci mesure RH yi dañu gis ne BCEAO dafa am leneen lu mu wax dafa ne. dañ la reporter 3 mois d'échéance. mën nga laaj découvert sa banque pour mën a ñëw fay salaire. parce que ministre amul ordre dafa ne dina am ay crédit yoo xamante ne dañ lay naan nga dem banque nga leb pour mën a ñëw fay salaire le temps que état bi xool mu la nampaay. mais bu ñu génnee secteurs yi nga xam ne dañoo impacté suñu ñëwee ci PME yi dañuy gis ne PME yi même en temps normal 20% rek ñoo am accès au milieu bancaire. kooku boo ko bëggee ñëw en temps de crise ne ko dama la encore accéder dama la laaj sa banque découvert ak loo xamante ne day dina la may benn nampaay boo xam ne dañ ko mën a jox say salarié loolu day xaw a nekk loo xamante ne aussi day doy donc mise en œuvre pratique bi daal bon en tout cas man si lu ma mën a wax mooy mise en œuvre pratique bi si entreprise yu ndaw yi xaw na diis jàpp naa ne daal entreprise yu xaw a tane yi wala yu mag yi ñoom dinañ mën a am possibilité def li mesures yëpp mais en tout cas bu ñu ñëwee si entreprise yi nga xamante ne mooy entreprise yi nga xamante ne li ñuy woowee TPE ak li ñuy woowee PME dina gën a métti si ñoom te boobaa aussi ñu soxla nañu peut-être ñu am ay mesures d'accompagnement yoo xam ne dañ ko defal aussi employeur parce que employeur aussi bu leen fàttali ne employeur dafa bëri ay indépendant dafa bëri ay nit yoo xamante ne ñoom ñoo sañte seen jëf si fekk amuñu woon dara si détresse psychologique bu ñu nekk esa yi kenn waxul waxu employeur Sénégal du ñu wax waxu employeur parce que Sénégal waxu employeur rek la ñuy wax c'est-à-dire employeur bi moom psychologiquement nu muy dundee bañ ko waxee ordonnance ba léegi loolu kenn deful jàngat boobu te jàngat boobu dañu gis ne fin du mois xuloo yi dina commencer am parce que dinañ defar pay di nga gis ku defar payam mais du génnee xaalis wala bu ko nga ne génnee aussi foog mu dem toog 5 jours wala 10 jours muy lijjanti ba xaalis bi mot bu mën a verser salaire loolu aussi dina nekk benn affaire boo xam ne jàngatu terrain la quoi. loolu loo xamante ne peut-être mën na nekk loo xamante dina xaw a compliqué. ndongo am na yu bëri yoo fi yóbbante bàyyi monsieur le ministre mu voilà bennal ko monsieur le ministre xam nga aussi lu ñu rafet njort. parce que ñun rajo bi télé bi aussi ñu ngi def ay reportage di gis ni am na ñoo xam ne même bu ñu ko bëggee xëy na liggéeyuñu lu ñu fayee boo confronté njaatige boo xam ne nee na la man day bëgg naa fay waaye nag wax dëgg fa yàlla
sama salarié bi mois d'avril mois de mars bi xëy na ci 15 jours yi la nit ñi liggéeyul mois d'avril bi am na ci ñoo xam ne pratiquement liggéeyuñu dara te loolu réalité la bu ñu leen ko tegee xanaa dafa amuloon kees bu fi nekkoon boo xam ne nii waroon naa mën a wutu ci situation yu mel nii muy chômage muy ay yeneen i kees ak yooyu wax nañ sax CFC bi ñu jàppoon ci formation bi pour fay amul woon yeneen mécanisme yoo xam ne mën naa bañ a tegu ci kaw njaatige yi parce que ñoom bu aajoo ci ñoom rek mën nañoo ne li ñu liggéey ci la ñuy fay te gannaaw bariwuñu activité wàññeeku na xëy na amuñu lu ñu fayee te it ñu bañ a yaakaar ni benn weer bii rek la ndax xëy na rafet nañu njort lool waaye mën naa law ba ci weer wi di ñëw ak yeneen ak conséquences yi nga xam ne yëpp mën na ci laxasu. sànq xam nga ñu ngi koy waxtaane ñun ñëpp daanaka fësal nañ ko mooy situation yu jafe-jafe yi ñaan ko ci tubaab crise li mu am loo xam ne lu baax la mooy day imposer ñu gën a xóotal xalaat yi gën a wut i pexe jël ci itam ay jàngat suñu législation du travail monsieur Fall wax na ko sànq ci wàllu chômage technique am na ci tuuti lu mu noppi woon noppi boobu moo tax ñu war a préciser ndax nag ni mu demee woon bu ñu bàyyee noonu rek mën nañu la yóbbu liggéeykat bi ci chômage technique fekk sax duñ la rogganteeg dara nga korosé say loxo doo am lu ne ñaareelu seetlu bi mooy mesure bi ñuy wax mesure ordonnance bu jiitu bi rek waxuma sax bi ministre des finances initié président signé ko le 23 mu jëm ci mesure fiscale yi mais mesure bu njëkk bi rek ñu ngi naan muy dëgg li ko wundu mooy aar liggéeykat dëgg la waaye nañ ci yokk ne dañuy aar boromu koom bi nga xam ne mooy xëy li ci ordonnance boobu rek Ablaye yow ak man sànq dégg naa nga naan borom daraja yi am na loo xamante lu bëree bëri loolu kat di nga ma ko nangul am na loo xamante lu bëree bëri Ablaye yaa ak man bu ñu feyeekuwul ak li ñuy yaakaare jënduñu fayuñu suñu dëkkuwaay fayuñu li ñuy may ñu dem fayuñu li ñuy wuyoo fayuñu li ñuy fajoo fayuñu koom bi mooy tënk li may jéem a wax mooy liggéeykat bi mu am lu mu suturloo dans le fond loolu tam bokk na si li nga xam ne day yëkki day doxal économie day doxal économie bu doxalee économie day doxal borom xëy bi amuñu benn intérêt que pays bi maanaam tënku ci sax kenn amatul loo jënde ak loo jaayee ak loo dundee entrepreneur bi jàpp naa peut-être aussi leçon la fiix liggéeykatam quelque part ci sogoom la bokk waaye ay nitu neen lañu ñaare am na luy xew ma bëggoon la ci laaj sa xalaat daanaka yaay war a laaj mais bu jafe-jafe amee ci kër ci guddi gu sori borom kër gaa nga fa soxna saa nga fa gone yaa nga fa par ordre de gradation jàpp naa gone yi peut-être que magawuñ trop néew nañ doole soxna si même bu dee dañuy juum ñaaree dañuy jàpp ne quand même moo gën a xaw a ñàkk doole borom kër gi waaw est-ce que borom kër gi ndax mën na daw rek gaaw na mën na tëb mur dafa wax ne ropet daw moom sooy bakkanam bàyyi waa këram déedéet jaaduwul rafetul léegi nag ki nga xam ne moo am responsabilité gestion cité bi wala baatu tubaab yi li ko war mooy mu jël ay mesures te mbokk mi Fall wax na ko crise bi kat lu ñu am sens prospective quelque part massivité maanaam densité caractère totalitaire bi mu jël nu mu brusqué ak dureté bett nañ ñëpp ndax nag léegi yéen a ko ñu ngi ko woon bu ñu gisee lii xew fenn du ma tudd benn réew am na lu bari loo xam ne war nañ ko relativiser bu dee ñoom la mën a def nii massa ñeneen ñu leen gën a néew doole donc ki nga xam ne moo yor la ngay responsabilité mooy jéem a jël ay mesures de prévention jël ko de manière absolument diligente leneen li mooy waxtaan yi moo ne day président jéem na ko def si ñaari fan ñett sax waaye gis nga mbokk mi Fall wax na ko te muy dëgg bu ñu ko gënoon a yaatal du yàq dara am nañ borom xam-xam yeneen yoo xam ne réew mi rek moo leen ñor ñooñu tam di leen di déglu lu am solo la waaye comme suñu réew dafa xaw a complexe bi waxtaan bi amee ñaari fan ñett dégg naa tuuti ay xaqataay ay naan non ay folklore yi dañuy yàq ak dañuy exposé wu léegi lañ gis solo waxtaan
waxtaan yi nag yemul fii dañu war a gën a waxtaan ndax ne nga ne yëf yi kat yàllaa xam fu mu jëm léegi nag est-ce que dañu waroon na rek ne xayma nañu entre fii ak fii waa ji war na ko joxe mais waxtaan leen ci biir ba tey day dese nañu ràññee ñun muy njaatige muy liggéeykat ne mën nañu am ay intérêt convergent déggoo ci li gën waxtaan yi expérience woon na am na fu mu jur lu baax mais pour mu gaaw bi day jafe moo tax arbitre bi li ko waroon mooy mu jël benn position moom la jël ma feddali ne encore une fois ordonnance boobu du ordonnance day sauvegarder emploi ak travailleur rek mais ordonnance boo xam ne dafay ñuy may suñu bërëbu liggéeyukaay yi paradoxalement ñu bañ a daanu pour bu subaa ñu gaaw a yëkkeeku yaa ngi tudd sànq hôtel yi par exemple ne nga objectivement te muy dëgg waaye hôtel yi jéem nañ ci wut pourtant pexe de ak i difficulté am yàlla benn sax bi ñu koy def ak li ñu ci xaw a dégg mooy fexe ba yenn mbokk yi nga xam ne dañu wër bokk ci wër-wëraan ñi nga xam ne dañu feebar bi ak wàlleem ñoo nañu fexe ba dugaleen ci bërëb yooyu defuñ ko de manière gratuite maanaam Abdoulaye Mbala Samba du fa dem toog rek ni ku nekk bés boo fa fanaan guddi boo fa fanaan ñu ngi lay fayal loolu tam ci xalaat tourné la bokk donc au total crise dañ ci jël ay jàngat c'est vrai que mënoon nga ne waroon na mën a demee nii peut-être waroon nañu def nii bu ñu ko defoon mu gën mën nañ ko wax a posteriori c'est pas trop tard ñu ngi xalaat waaye il fallait prendre des mesures dans la diligence te jéem a trancher encadrer chômage technique bi prévenir licenciement pour fait de pandémie bi loolu la ñu def accompagner nag structure de production yi ndax nag loo yéene bëgg waa ji na fay bu fekkee ne wax dëgg yàlla tënku na dara amul bu yàggee du baax moo tax jël ci biir plan bi tam ay mesures yoo xam ne mesure gunge la pour entreprise bi. mesure gunge yi entreprise bi parce que wax nañu ci nit ñi ci salarié yi wax dëgg fa yàlla mënuñoo weesu li nga xam ne nii wax nañu ko ci am ci it njort bu rafet rek parce que ci foofu lañ ko teg ci njortu njaatige yi lijjanti pour fay gunge entreprise yi c'est-à-dire am nañu ne gouvernement bi bëggul warul woon a def ñun ñu jiital fay bi li mu ñuy dimbalee wala li mu ñuy woyofalee yëf yi mënoon naa ñëwandoo. ci communiqué bu conseil des ministres bi démb président de la République sasati na leen def évaluation yi xool lim bi ñaata la toll ñan ak ñan la lu ñu leen di dimbalee daf mel ni est-ce que nekk nañu au même rythme que conséquences yi ni muy tegoo ci kaw entreprise yi li ma bëgg a wax mooy baral bi mën na gën a gaaw ak ci ban app la ci entreprise yi di tàmbalee gis seen bopp. waaw xam nga baral moom. dëgg la toujours en tout cas ki soxloo yaakaar di xaar maanaam diir du nekk tout le temps benn ci moom njaayeen yeeg njóobeen yi waxtu wi gudd na si ñoom loolu des balaa ñoo dog day metti si ñoom ñeneen ñi ñoom du benn ce que je veux dire mooy ki nga xam ne muy xaar au plus tôt mu jot si li muy xaar mieux c'est waaye mesures yi lan moo ci bokk bu ma si jukkee benn xam nga ne ci kiy xëylee fexe ba entreprise yi di tourner bokk na ci nguur gi ci boppam ci marché yoo xam ne moom daf ko joxe. marché yooyu ñaare mu liggéey loola waaye bu dee wax dëgg du liggéey na la rek jeex na rek ci saa si nga jot sa koom. loolu moo tax ñu naan am na benn bor bu dox diggante këru xëyukaay yi ak état bi. boo seetloo bu baax a baax ci plan de résilience bokk na ci. pàcc bu am solo boo xam ne dañu ne loolu nañ ko dindi muy doole ñu fay ci gaaw. en plus mooy dette intérieure. dette intérieure. am na ay entrepreneurs yu bari ci bu dee jël naa sama yi ma jot ci ay rapport ñoom dañu ne dette intérieure boobu bu ñëwee rek baax na bon tuddaguma yeneen mesure lu ñu ko wax or dette intérieure boobu dañ koy jox fayda ndax xam nañ du woon ne nguur bëggul fay ak yooyu mais yëfu état moo demee noonu procédure ak procédure yeeg tam koom bi ak noo koy gérer mais léegi dañu ne mode bu gaaw comme ni nga ko waxee nañ ciy jot si mesure fiscale yi am na ci yu bari yoo xam ne jël nañ ko en terme de remise en terme sax de remords li nga xam ne yow boo fayoo ko sa pay am na loo xam ne dañ ko ci maanaam fell pour ndax da nga am nay impôt yooyu nga xam ne ki lay sa njaati gi moo ko war a joxe loolu tam dañu nañ ko tegali mu kii loo xam ne ci fukki weer ak ñaar yi nga ko waroon fay ñu may la ci ñaari at yi nga koy war a fay donc bari na ay peine cotisation sociale seen bopp ndax payoor bi du payoor ñu ngi koy wax sànq du payoor ne dañ lay jox li ngay demee rek yow mais normalement bu ñu la fayee dañu war a ci liñ lay fay loo xam ne loolu bu ëllëg si biir jotee ci bu loolu ngay continuer di mën a fayeeku mooy sa retraite par exemple wala sa sécurité sociale loolu tam cotisation yu mel noonu tam dañ koy jéem a tegg li bokkul nag xaalis bu
bu teew boo xam ne kii liggéeyloo war na mën a dem ci bërëbu li ñu koy joxe ci banque yi jot si lu gaaw loolu tam pour jot si bu lu gaaw du caagi ne day ñëw moom rek ñu bàyyi ko mais nguur gi moo dox diggante maanaam banque yi ak njaatige yooyu pour loolu mën a teew te yomb am nañ donc un paquet de mesures bokk maa ngi doon wax ne dañuy moduler au fur et à mesure fi mu nekk nii jàpp nañ ne loolu méngoo na ak li situation bi laaj waaye nag comme processus ajustement la bu leneen jaadoo ñu jàpp ne moom la ñu war a def dañ ko jéem a defandoo l'objectif étant encore une fois de ñu sauver entreprise yi sàmm liggéey yi pere boobu ñu génnee ci lii fekk ne du ñu nekkaat di commencé mais dañuy fetax rek ak njàngat bi nga xam ne jàngat nañ ko ci pandémie bi. Ndongo Camara maa ngi ñëw léegi ci mesure fiscale yi allègement fiscal sax la ñenn ñi wax monsieur le ministre ndax yëf yi du mujjee quand même 10 parce que finalité bi yëpp ci ndoddu état bi lay mujj tegu li état bi di baale ci wàllu fiscalité ci gafaam gi la waroon dem mu teggil ko bor yi moom lu ko waroon la mu teggi ko fay ko mais ca mujjanteel ga mbaa du mujj 10 ba xëy na moom mi waroon a taxawu ñëpp du ma ne état bi fayit waaye tollu diggante bu ñu génnee ci lii. Ablaye ci waxtu yi ñu toll li ñuy dugal suñu xel dafa am solo je veux dire que maanaam état d'esprit bi ñuy am. jàpp naa ne c'est vital dans la période. est-ce que suñu état dina affaissé wu wala est-ce que dina nërmeelu. nañ jàpp ne du am ndax warul am te bëgguñ ko. doyul nag nga wax ko dañ koy jëfe lan moo wone am nañu ndëgër laay mu yëf yi dafa taxaw rek ñu samp suñu plan ne nii lañ ko bëgg a jaaree comme boobu fii lañ koy war a yaakaare ma saluer ci li nga xam ne dañ ne effort interne la ne Sénégalais yi yow man sama morom ku ci mën nañ ci def lim ba ca démb defe naa ne mu ngi woon fu xaw a jéggi ay milliards lu mot fanweeru milliards damay ragal yu moo tax du ma wax un chiffre précis mais quand même effort national boobu rek bokkul ak li nga xam ne comme dañu am budget mu am nuñ ko tëggee woon mu am loo xam ne daf ñu dab te xaaruñ ko woon tënkuñu il faut ñu réorienter ñu xool lan moo priorité mu am luñ fa jël lu am solo dañu am ay am di jàmm am ñu ñu lëngool ñu leen lii mooy suñu plan nii lañ ko gëmee dëgg yàlla retour biñ ci am na solo waaye nag am na encadrement boo xam ne koomu addina bi daf ko am d'une certaine manière ñu ni ñu woon ne ratio yi nii affaire yi nii waroo weesu fii et cetera situation bi indi na ba waxuma ñun mais ñeneen ñi ko doon digle ñoom ñoo njëkk a commencé ne dañuy ñëw jàppale seenu structure de production jàppale seen koom jàppale seen liggéeykat def xaalis bi et cetera ñoom ñoo ko njëkk a def ñooñu tey ils sont un peu malvenus pour nous imposer yenn yi donc loolu lépp ça ne veut pas dire que dañuy def tout et son contraire mais am na loo xam ne mën nañ ko creuser am na loo xam ne mën nañ ko donc moyens yi ñu ngi koy wut am na luñ ci amandi am yaakaar ne à chaque jour suffit sa peine nañu continuer si réew mi du normal wu soobee yàlla. Ndongo Camara. waaw ci wàllu allègement fiscal ak mesures incitatives yi nga xam ne ni jël nañ ko mu jëm ci xëy na baale impôt wala woyafal ko est-ce que délai yi mun naa gaaw ba entreprise yi gis ci seen bopp par rapport ak li nga xam ne teg nañ leen ko muy warloo bi ñu dellusiwaat ci mooy fay ay salaire maintenir ay employés mesures yooyu bu ñu koy mettre en œuvre mën na barba gars yi mën ci gis seen bopp balaa quand même ñuy tollu diggante parce que li ñuy wax balaa nga naam ne fa bu entreprise bi demee ba finalement mënatul dara ba nërmeelu xëy na allègement fiscal amalatul ko njëriñ am déet. waaw bon loolu lu ma si mën a dolli si gannaaw monsieur le ministre lu ma wax moom mooy dégg nañu la dernière fois ministre Amadou Hott mu wax ne reprise bi juillet lañ ko séntu. bon comme ñun nag bon boo nekkee ci terrain bi nga dégg ne ministre bi nee na reprise bi juillet lañ ko séntu daanaka jàpp nañ ne avril dina métti. ñu wax ni sax foofu je préciser juste Ndongo. foofu président de la République je pense que ci message am bu 3 avril moom moo njëkk a fixé le cap ci allègement yi à partir du 15 juillet. Voilà. Je pense que ministre bi aussi loolu la reprendre. dañu doon xalaat sax ni. président xëy na am na xibaar yu ñu amul ci crise bi diir bi mu war a jël waaye loolu defe naa ni tey. voilà jarul ñu ci sori.
voilà léegi dañu fixé benn cap léegi boo gisee allègement yi ak mesures fiscales yi kenn baax na trop parce que boo xoolee mën nañ ko xayma ñu jàpp ne léegi dañ ne entreprise yi nga xamante ne ñoom moins de 100 millions de chiffre d'affaires la ñuy def. ñoom diiral may nañ leen ab fii ba 15 juillet pour ñu mën a fay seen i impôt donc loolu baax na parce que tamit tey boo waroon génne xaalis boobu génne toog dañ la koy oyofal loolu aussi. barki démb il y a 3 jours ministre des finances monsieur Daouda Diallo génne na ay circulaire ne moom entreprise yi nga xamante ne nangu nañu fay 70% salaire yi ñu wax sànq comme li monsieur le ministre wax ñooñu aussi dinañ leen au lieu ñu leen di defal report wala ñu naan app dinañ leen baal dañ ne subvention directe sax la ñu wax si circulaire bi waxu boo xamante ne xayma bi day toll ni li ñu waroon fay si gafa li ñu waroon fay si impôt loolu aussi bu ñu nee finance wala bu ñu nee entreprise loo warul génnee rek day nekk économie xam nga jamono ji moom lépp loo xam ne dañ la koy économiser rek day nekk loo xamante ne baax na si yow mën nga si as tuuti xaalis boo desee woon mën nga ko jël def ko si payoor bi parce que waroo woon a fay impôt léegi am na yeneen allègement yoo xam ne yi génn na aussi pour secteurs yi nga xamante ne dañ ko impacté par exemple boo jëlee ne hôtellerie yi am na les secteurs yi ñu ne hôtellerie ñu ne restauration ñu ne tourisme ñu ne culture ñu ne agriculture ak presse yooyu dañ leen wax ne ay secteurs yi nga xamante ne c'est impacté yooyu aussi si circulaire bi ministre bi nee na aussi ñooñu bu ñu fayee salaire yi du ñu fayati impôt sur les salaires c'est-à-dire du ñu fayati li ñu waroon fay si impôt si payoor yi loolu aussi jàpp nañ am na yeneen ay mesures fiscales yu am aussi yoo xamante ne bon daanaka peut-être expliquer ko fi dina xaw a yàgg ñi nga entreprise yi nga xamante ne am nañu crédit de TVA mooy ñi nga xamante ne état bi moo leen ameeloon TVA ñooñu aussi jamono ji état bi nee na man sur 1 mois si daanaka benn weer dinaa gaawal procédure bi en temps normal da doon jël 5 mois état bi nee na man bii pas en 1 mois jàpp naa ne dinaa rembourser gaaw ak yeneen mesures yu am. ñun léegi na leen ñi ñaan moom mooy parce que bu ñu nekkee si terrain bi aussi entreprise yi nekk nañ si jàkkaare bu rëy boo xamante ne ñoom mesures yi ñëpp d'accord dañ ci ñëpp kontaan nañ ci chaque jour nit ñaa ngi gërëm mais ñëpp lu ñuy wax moom mooy nangoo ak affaire yi kañ lay démarrer parce que kañ lay démarrer kañ lañ ciy gis suñu bopp kañ la mise en œuvre pratique bi di am. waaw mise en œuvre pratique parce que loolu aussi dafa am solo parce que depuis bu ñu nekkee depuis mi-mars ba léegi bon ñoo ngi fin avril. daanaka 1 mois et demi bon xam nañ ne aussi état du Sénégal dafa waroon def cadrage budgétaire dafa waroon organiser wu dafa waroon réorganiser budget bi ak loolu yëpp mais aujourd'hui lii gars yi di laaj aussi si terrain bi moom mooy mesure fiscale yi baax na mais boo xoolee aussi mesure BCEAO yi baax na mais boo xoolee aussi li gars yi di gën a laaj aussi actuellement mooy mesure yi nga xamante ne crédit relais bu monsieur Amadou ak wax. man jàpp naa ne moom moo nar a nekk dernier bouée sauvetage yu entreprise yu bëri te loolu lu mu mën a gaaw rek gën a baax parce que crédit relais boobu monsieur Amadou wax ministre bi wax loolu mën na jàppale actuellement entreprise yi nga xamante ne dañu am ay parce que allègements fiscaux yi baax na mais en tout cas mesure d'ordre économique yi. pour les entreprises daal boobu daanaka boobu bu nee gën a baax bu gënee gën a mën a gaaw yaakaar naa moo dina gën a baax ci entreprise parce que loolu la gars yi gën a soxla jamono ji. waaw te gars yi dañ daan yore te gars yi sax en fait li tax xëy na entreprise yu bëri duñ sawar aussi ci allègement fiscal bi ñoom seen bopp fiscalité bi bor la daan doon ci ñoom ñuy dóor dàqee état bi xam nga loolu aussi soo baalee nit loo xam ne d'habitude pour mu fay ko problème la woon day mel ni gisul boppam ci allègement boobu am déet. non am na ñoo waaw parce que loolu tamit mise en œuvre pratique bi dina nekk lu xaw a doy waar parce que dégg nañ fi ay hôteliers ñu ne man lii laa perte. xam nga loolu ku ne man lii laa perte. alors que kooku boo demoon peut-être gis ne peut-être moom lu mu déclaré woon ak lu mu wax ne dafa perte dina xaw a jéggi dayo dina indi beneen problème boo xamante ne si mise en œuvre pratique bi. man su ma sañoon mise en œuvre pratique bi dinañ ci boole parce que démb ñun barki démb par exemple suñu kuréel ONECA ministre des finances bind nañu pour laaj ñu lan la ñuy woowee entreprise impactée parce que man damay dégg tout le temps mot boobu entreprise directement impactée. parce que loolu dañ foog ñu définir ko ci circulaire bi. mais ko ci génnee mu mer de. impact bi moom lañ jàpp ni ñëpp la rek xëy na à différents niveaux. ñu bind critères yëpp ñu teg. ñu ne lan la ñuy woowee entreprise bi nga xamante ne moom la ñuy woowee entreprise directement impactée parce que loolu dina am solo trop.
si bépp loi bu ñu war a jël si mois yi di ñëw. il faut ñu définir lan la ñëwee entreprise directement impacté est-ce que dama perte chiffre d'affaires est-ce que marge brute la perte est-ce que ratio client bi moo dégradé wu wala yooyu yëpp daanaka bon. Ndongo merci beaucoup xam naa ne du ñu am temps dellu si waat parce que waxtu wi fii Touba Fall yow laa bëgg ñu tirer les perspectives parce que aussi li ma la bàkkee ci début bi c'est-à-dire nit moo nekk au centre de tout. entreprise bi société bi gis nga ko directive bu président de la République nit ñi lay waxal. parce que bu ci amoon njaatige yoo xam ne dégguñu li mu leen daaj defe naa ni mesure yi du dox. bu ñu jógee ci lii c'est-à-dire lan la ñuy moolee relation humaine relation sociale li nga xam ne mooy relation sociale maanaam diggante liggéeykat ak njaatige suñu réew ci lan la tardé ba mën ci war a mën a def ay jéego ba relation sociale mu doon leneen lu dul li nga xam ne ni moo fi nekk parce que nag bu dul woon mbas mi li fi nekkoon ci xiiroo xëccoo ci conflit social bari woon na topp wax dëgg fa yàlla. dëgg la li nga wax dëgg la maanaam. mbir mi ni mu ñëwee indi na jàngat yu bari ci gis-gis nañ daan gisee donc dina am lu bari loo xam ne war nañ ko jooyanti fan yii yëpp maa ngi dégg nag ñu naan l'après Covid léegi la parce que bu jeexee dañuy ñaan yàlla koor gi yóbbaale ko dañuy dellu ca la ñu ne woon. ëpp naa def. waaw parce que li may wax pratique. de xaatim naa ci sax benn téere ngi nii ak man li ñuy wax pratique de gestion des ressources humaines la ñu yoree woon nit ñi laata lii di xew ci lan la ñàkk a respecté yow da nga yaakaar ni réglementation bi li nga xam ne moo fi nekk dafa dépassé wala boog ñàkk koo respecté la lépp a ngi ci biir su ñu nee pratique mooy nu ñu yoree buñ ko méngalee ak ni ñu war a yoree day am écart ni ñu war a yoree ci nu yoon taxawee parce que yoon day wax lii nit ki defee neneen ni ñu yoree ci wàllum gestion Camara wax na ko sànq dafa am ay nattuwaay dafa am lu ñuy natte da ngay calculer ay ratio di xool maanaam li ma yor ci nit est-ce que ëpp na loolu la ñuy wax gestion prévisionnelle mesure de la performance sociale maanaam nit ki bu xëyee suba ba ngoon lan la ma indil loolu yëpp dañu am ay outils yoo xam ne dinañu may ñu koy natt léegi nag bi mbas mi ñëwee xam nañ ka nga xam ne liggéeyam amoon na solo wala amul solo yooyu yëpp ay jàngat la kan moo ma doon gën a indil chiffre d'affaires loolu yëpp day feeñ su ko defee ci wetu mesures yi pouvoir public yi jël ñu koy rafetlu man jàpp naa ni am na leneen loo xam ni lu ñu war a gaaw a taxawee la ndax entreprise bi mi ngi woon ci benn li ñuy wax domaine d'activité waaye domaine d'activité boobu dara leeru la ni bu mbas mi jeexee da nga amati client donc waroon nañ lépp loo xam ne ni expert la consultant te du jeex ci réew mi ñu créer benn task force boo xam ne dañuy xalaat mën a wut ay opportunités yoo xam ne dañuy dimbali entreprise yi kii wax na ko sànq PME yi ak PMI yi ba nga xam ne su luy jeexee ka daan defar mburu mën na ci lokk leneen gis naa ay entreprise bëgguma tudd seen tur am na koo xam ne imprimerie la doon def waaye fan yi gis naa muy defar ay masque parce que jamono buy dox da ngay soppi aussi sa doxalin li ñuy wax réversibilité même état dafa war a soppi doxalinam ñun ñii ku ci ne la nga doon dépense la ca mënul ñàkk ngay def parce que xamoo mbas bi kañ la jëm ak fu mu toll donc loolu war nañ ci commencer xalaat boo xoolee fu mel nii par exemple conteneurs yi ñëw port li ci ëpp luy dellu day vide amuñu luñ ci def ñun pour exporter loolu moo tax suñu balance commerciale dafa dem ba déficitaire waaw est-ce que waruñu toll léegi di xalaat yan stratégie la ñu war a développer pour que lii ñu jàngat ci ka doon def imprimerie wala hôtellerie su fekkee loolu reprise bi dina yàgg ñu former ko rapidement 3FPT mi ngi fi mu dem bay parce que il faut nit ñi am maanaam woyof goo xam ni lii laa doon liggéey doxatul ma jéem a jàng ci diggante bi loo xam ni war na ma mën a may loo xam ni mën naa ko jël di ko yóbbu sama kër loolu lu ñu war a xalaat la fi ñu toll nii tembe reconversion réversibilité. waaw mais relance aussi nit ñi bu ñuy wax. relance bi aussi am na solo woon ñu relancer ko mu gën a dox. relance bi am na solo te loolu état moo koy impulsé. je pense que le fonds Covid 1000 milliards su ma juumul mi ngi fi crédit hôtelier mi ngi fi leneen ak leneen mi ngi fi mais état day xaar nga indil ko ay proposition pour mën ko wéyal état moom grande orientation lay joxe mais ñi nga xam ni ñooy les managers dirigeants yi
bureau de mise à niveau mais daan naa fa yëngatu. ñi nga xam ne ADPMA ay bànqaas a ngi fi yu dul jeex yoo xam ni mais mën nañu dajaloo xel li sotti ay xalaat yoo xam ne. bureau de mise à niveau bon ñëw nañu fii jaar nañu fii ci émission bi liggéey bi ñuy def am na solo lool waaye boo xoolee fonds yi nga xam ne moom lay liggéeyee parce que loolu day rejoindre aussi enseignement yi nga ci tiré ci suñu diggante ak bitim réew bu fekkee ni fonds yi nga xam moom lay liggéey te mu am solo lool bon du état bee ko ciy def ça c'est les limites ah. donte non importance bi nga xam ne nii am na ko mu ngi fi. mais xëy na ñun ñoo war a xool def ci tey monsieur ma bàyyi la nga daaneel foofu. ma daaneel foofu waaw su weesoo fonds yooyu. bureau de mise à niveau ay experts yu dul jeex ña nga fa. am na expert efficacité énergétique am na expert ressources humaines. am na expert financier ñooñu fi ñu toll nii bëgg nañoo contribuer. bëgg nañ joxe seen xalaat mais il faut état organiser loolu. bu amul xaalis it xalaat am na te xalaat fu mu amee suñ ko wéyalee koom-koom génn fa. waaw loolu laa ci doon dolli. jotaay bi mooy kii bi par excellence fii lañ koy defee. parce que ñoo ñëpp jaar nañu fi wax dëgg fi yàlla ku ne yokk sa xam-xam ci secteurs yi agriculture bi ñu ñëwee horticulture bi ñu ñëwee fii. wane nañu ni ndekkati réew bi ñu ngi fiy bay 3 fois li nga xam ne dañ koy consommer te pourtant jamono lay dox ñu dem di jële ji pomme de terre wala soble bitim réew ñu ne waaw ana li ñu bayoon kon fu mu jaar parce que problème conservation rek la ñu am. bay loo xamante ni nii doo ko mën a garder ba ci at bi yëpp nga dundee ko def naa bu ñu jógee ci lii am na gëstu yoo xam ne war nañ ko def mën ko garder jën gi noonu bu baree léeg-léeg dafay tuur ba ñu sànni ko ci géej gi am na ñoo xam ne sax farine de poisson la ñu mujj wëlbatiku monsieur le ministre jàngat yooyu yëpp ci wàllu li nga xam ne nii mooy sa secteur bëgguma nga déborder ci yeneen yi parce que c'est vrai que c'est tentant pour def li nga xam ne nii mooy ëllëgu Covid bi mais ci wàllu liggéey bu weesoo li nga xam ne nii constat la bu ñuy def ba pare bëgg koo nangu nag te loolu mooy problème yaakaar ni informel c'est-à-dire lu nit mën a taaba ba retraité te du ca jëriñu ëllëg parce que loolu mooy caractériser secteur informel bi aussi nit ñi di liggéey di taaba ba retraite jot nga ne ana lu nga doon liggéeyee parce que cotisé woo wala defuloo ni defuloo nu ñuy fexe ba loolu yëpp quand même di jariñ nit ñi réglementation yi su matul woon ñu matal ko lu baaxul woon ñu changé ko te mën a dox ci li nga xam ne nii ñëpp dañuy contribuer impôt it nit ñi bañ koo gisee ni état bi day foqati rek mu doon un acte citoyen mais parce que gis nañ ci njëriñ. pourtant ci laaj bi tontu yaa ngi ci. déedéet parce que Ablaye. xam nga réew mi fi mu nekk nii am na couvre-feu. couvre-feu bi day tax ne cell day am. cell nañu déglu cell bi c'est-à-dire que suñu réew li ko xaw a parasité ñu ngeen waxee parasité wolof mooy ne déglonte bi dafa xaw a desal nii parce que bari na coow ci kaw. ba tax na fulla bi day xaw a suulu lan laa bëgg a wax mooy dëgg la yëpp sottiwul te ragal naa ne jamono du am ba nga xam ne nañ mu tëj dund bi ndax xalaat nañ yëpp ba pare déedéet waaye nag am na lu fi nekk ci compétence am na lu fi nekk ci xalaat am na lu fi nekk ci tëralin déglu bi moo doyut li nga tudd ci mbiru mbéy mi par exemple dellu bi nga xam ne war nañ ci mën a dellu conversion boobu nga xam ne war na mën a am ensuite fexe ba yi fiy béy waxuma sax comme biñ ci am dañ ko génnee mais ñu fexe ba dund ci moom de projet la bu fi nekk ñu seex ci ay jéego yu tar yu am solo ñeneen ñi ñàkk ko fulal di ko reetaan bu ma tuddee ceeb bi bu ma tuddee tamaate bi bu ma tuddee soble bi production yi ak chiffres yi xam nga ko seex nañ si ay jéego yu am solo am nañ tam nameel gën a joyanti ñi nga xam ne ñooy produire yooyu ci ndaw yi surtout ràññee bu baax wax dina jafe bu fekkee ne gone ak Ndakaaru la nga bëgg ko yóbbu ca Fuuta gee nga ne ko acca dugal si ceeb bi nga béy fekk mosu ko def waaye foofu am nay gone yoo xam ne te loolu rek la ñuy laaj ñu ci dox yëpp sottiwul loolu lépp mu ngi fi woon mais léegi peut-être que déglu bi dinañu may nañu ne lii kat lu am solo nañ ci dox ñun ñëpp pas sous forme de sous le mode de la rivalité wala xëccoo mais ñu def ko ndax suñu intérêt la sës na li ñuy dunde ñu fexe ba bay ko mu mot li ñuy sol ñu fexe ba nga xam ne li ci ëpp fii lay jóge addina bi léegi c'est vrai que du addina tëju donc ndax ñun suñu bopp dañu bëgg a génn jaay donc foog ñu jokko ñi des waaye nag pour que ñu mën a joxe di jot il faut que ñun ñu indi lu bari loolu lépp war na mën a nekk ci secteur bi ma nekk muy secteur du travail wax dëgg yàlla bu coxorte rek bokkul dialogue bi ak waxtaan bi du ma ne motal na yëpp mais wax dëgg yàlla am na fi
xëccoo bi bari na de ci këru liggéeykaay monsieur le ministre. xadar ji am na et j'ai envie de dire ou presque heureusement que benn forme xëccoo am na mën na nekk vecteur problème. yàlla nañu xam fi mu war a yem ci waxtu bi gis nañ ne am na foo xam ne point de jonction la ci intérêt yi gis nañ ko bu baax a baax war nañ ko gis en tant que nation mais si entreprise yi ci boppam. ki fay xëy war nañ ko mën a déglu ku am ci bërëb ñaar fukki at di fa liggéey te foofu am na ci xam-xam am na lu mën a indi keneen koo xam ne liggéeyut fa mais xam-xamam moo ci jëm war nañ ko mën a déglu waxtaan xool li ñu mën a jàppandoo pour defandoo ko jamono ji moo ko laaj mais de manière plus globale secteur travail ci addina bi ci boppam defe naa moom moo woote ni këtt ne jon war nañu réviser yenn paradigme yu bari du ma tudd réew ñeme ma ko mais xoolal réew mu mel na suñu bos pour être confortable bu ñu doon dépensoo yenn yi ci njàng mi ak santé bi ñu bari ñoo xam ne dañuy gunge dañuy naan déedéet am na fu mu war a yem ndax priorité feneen la dañuy naan foofu du jur koom tey on vient de se rendre compte que nous venons de nous rendre compte que dañu war a joyanti bu baax a baax système de santé bi que li ñuy def si njàng mi dañ ko war a foofu ndax lan mooy humain moo nekk foofu j'espère que boobu dinañ ko jàngat de manière globale que dans le secteur du travail dialogue boobu nga xam ne mu ngi fi am na nañ ko gën a nas ba li nga tudd sànq ñu bari ñoo xam ne nekkuñu sax si wàllu formel bi ñu yeewu ci ne li ñuy dompat ci li ngay am tey pour nga waajal ëllëg loolu du loo xam ne dañ koy foqati li ko nangu waaye loolu dañ ciy trouver sa compte yow ki fay liggéey trouver compte am société bi trouver compte y a des pas qu'il faut que nous fassions xoolal dëkk bi ni mu tonkoo ci wàllu ay lu warul nekk fay ñu teg fu nekk koo xaw a laal ñu ne kii kat wërsëgam lay dàq yaa ngi koy tere dund crise bi won nañu ne lu métti métti il faut que ñu nangu def yenn yi lu defoo parce que nous ne sommes pas seuls au monde donc le monde du travail il faut que ñu réguler ko nangu yaa des fondamentaux ñu jaar ci nangu li jamono laaj ñu def ko nangu ñu formaliser xam ne dama war en tant que citoyen contribuer ci yenn yi tey samay lempo te fay boobu loo xam ne lu may profiter la loolu lépp ay jàngat la entre autres yi ñu war a def waxtaan wi tam war a gën a xóot entre njaatige yi ak liggéey ci biir entreprise seen bopp. Monsieur le ministre Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions moo nekkoon suñu gan feggoo woon ci waxtaan wi ak Touba Fall expert en gestion des ressources humaines teewaloon fii association sénégalaise des professionnels des ressources humaines association président ba mu ngi bloqué monsieur le ministre yóbbante la ay liggéeykatu Sénégal ñu ngi bloqué à l'étranger un peu partout yaa leen njaatige fexeel ñu ñibbisi waaw loolu it fexe leen cee dox Sénégalais yi nga xam ne bloqué nañu à l'étranger vraiment seen njaboot nekk fii te mission moo leen fa tënk ñu fexe ñu ñibbisi je pense que loolu aussi bon c'est très important. j'espère que yëg nga liñ ci seex yi jéego dalul doy. waaw mais ñu ngi bëgg a saalit mais guddi bu ñu fa fanaanaat rek saalit la te c'est vrai que yàgg na mais nañ ci jéem a gën a dox monsieur le ministre du travail yóbbante parce que am nañu fi jaar marché central au poisson de Pikine vraiment établissement 28 ans. si nguur gi la bootu ndax ka koy jiite ci boppam defe naa ni dañu koy nommer bu dul décret arrêté ministériel moo koy nommer ña fay liggéey depuis 28 ans am na ñoo xam ne 28 ans ña nga fa monsieur le ministre amuñu marché bi ci boppam amul statut ba ñu leen di defal ñoom ci seen bopp statut salarié je pense que loolu aussi ci 300 personnes yu fay xëy yóbbante naa la ko nga xool xëy na lu ñuy wax lu la berte mën la boole ma ko ci waxtaan parce que du woon waxtaanu fii mais vraiment loolu aussi nguur gi parce que nguur bi bu bëggee teg ñeneen lu dul yoon ñu teg leen ci yoon bu ko defee ci loo xam ne nii ci moom la aaju aussi dafay diis ñooñu vraiment seen situation marché bi sax mënu la am leneen yoo xam ne nii mën na koo def ndax amul statut moom ci boppam te loolu defe naa ni ci réew mi war nañu ko xoolaat yóbbante la xam naa dañ ko lijjanti. ñuy gërëm Ndongo Camara teewaloon fii expert comptable yi amaloon nañu solo trop moom tamit ci mise en œuvre yi je pense que mise en œuvre pratique demain incha allah à la même heure fii système des Nations Unies on va faire une entorse on va le faire en français suñu partenaire yooyu la partenaire état bi le système des Nations Unies dinañu fi ñëw ci coordination riposte Nations Unies ak état bi on aura les représentants résidents de FIDA ci wàllu développement agricole ak représentant ONUD dinañu fi ñëw ñoom ñaar ñu seq ñoom waxtaan ñu xool aussi Nations Unies ni muy coordonner taxawu bi muy taxawu état yi ci wàllu santé
parce que OMS foofu la bokk ci institution yi la UNICEF ci wàllu njàng mi xale yi jigéen ñi yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee incha allah suba ak ñi suñu ñaari gan yooyu ñu leen di jox daje incha allah suba même heure ci kanam programme télévision Futurs Médias dina continuer et puis les éditions d'information deuxième partie de soirée quartier général voilà monsieur le ministre merci.